RFM matin 7h40 sunu gan Samba Ndiaye salaamaaleykum. waaleykum salaam Babacar. yaay directeur général CIRN di société bi banqaasoo ci nguur gi ñu leen ko société des infrastructures de réparation navale maanaam lépp luy chantier ci wàllu defarum gaal ak yu koy nuru yéen lañ ko dénk. ñi ngi dégg ci sunu xabaaru bii géeg léegi ay nappkat yu réerati cosaano Joal du ñàkk ni jaww ji mel fan yeeg nawet bi moo leen jural loole gisaguñ leen seeni mbokk a ngi xaar bëri na luñ koy faral tudd ci réew mi ay gaal yuy këppook ñoom seen ci géej li ko waral xëy na melokaanu gaal yi am na itam lu xew fii ci wetu Ndakaaru te ñu koy wax itam démb ba léegi mooy loole di ñeent nit yi faatu gannaaw nemmeeku guñ doon nemmeeku ñoom bërëb bi ñu naan île de la Madeleine di île bi jàkkaarloog Ndakaaru fii est-ce que mën nañu xam fu yeesalum gaal yi toll nga xam ni ay at a ngi ni yéen a ngi koy wax nañu yeesal gaal yi am nañu jàpp ni daal wax ji bari na lool waaye avancé wul. jërëjëf Babacar maa ngi lay nuyu di la gërëm di la sant ci invitation bi di nuyu waa groupe bi yëpp di nuyu seen auditeurs yi ñuy déglu ñoom ñëpp ku ci ne maa ngi lay nuyu bu gën a sell di la ñaanal jàmm di wax ne li nga laaj am na solo parce que wax dëgg yàlla li fi xew fan yi metti na. donc damay am jël occasion bi itam pour jaale njaboot yi nga xam ne ñoom ñoo ci ñàkk seeni mbokk parce que feebaruñu dara jotu leen dañ demoon liggéey far ndog jot leen ñoom ñu faatu kon ñooñu ñu ngi leen di jaale di leen ñaanal suñu borom yal na yàlla xaare leen àjjana di ñaanal ñëpp ñu fi jóge fan yi parce que foudre beeg yooyu yëpp am na fi daal ay situation yu xaw a doy waar bu loolu passé li nga wax accident yi moom mën nañ wax ne naturel la parce que accident oto ngi am leneen a ngi am mais li ma mën a wax daal mooy nguur gi moom toogul di seetaan xam nga nguur moom gouvernement état li taxawaayam mooy fexe taxawu askan wi ba lépp loo xam ne jafe-jafe la ñu fexe jële ko fi ci loolu dëgg la projet bi yàgg nañ di ko wax waaye nag tey mën nañ wax alhamdulilah parce que mbir boo ci tàmbalee mu jafe nga di ci dox boo am fu mu yegsi defe naa ne loolu sant yàlla la te fi mu yegsi tey mooy li may njëkk a wax mooy gis nga fan yële passé président de la république jiite na délégation ñu dem fële ca Japon ci TICAD signé fa ak waa Toyota waa Yamaha ak JICA benn convention boo xam ne maanaam xaatim la diggante nguuri Sénégal ak ñooñu ma tudd léegi pour ñu jàppale Sénégal ba li nga xam ne moom mooy projet gaal yi gën a mën a dëgër gën a mën a taxaw pour que usine ñu mën fee def usine boo xam ne day def junnee gaal par at. loolu nag day wane ne am na fu ñu ci toll mooy tey nekkul wax rek parce que tey dem nañ ba am usine baa ngi fii Wakam ñu ngi ko inauguré le 29 janvier 2019 usine bi CFAO moo investir taxawal ko CFAO filiale la bu Toyota usine boobu tey première année bi suñu objectif mooy ñu def 100 unités te ba fi may wax ak yow nii production bi commencé na première unité yëpp ñun ñoo ko jënd mën naa la wax sax ne la incha allah fii ba le 15 octobre képp ku bëgg gaal boo ñëwee CIRN di nga fa gis suñu showroom nga tànn gaal gi nga bëgg nga jënd ko bon c'est vrai que nag gaal yi dafa am ñu ñu ko jagleel du ne da ngay jóge HLM sama mbokki tailleur yi nekk HLM rek ñëw yor sa xaalis jënd gaal non gaal yi état président de la république dafa am politique bu mu teg pour jàppale nappkat yi wàññi na gilet de sauvetage pour ñoom jox subventionné leen 1 million gilet de sauvetage 5000 la doon jar léegi 2500 moteurs yi 1 million lañ leen subventionné maanaam kuy jënd moteur nañ la wàññil 1 million gaal yi aussi dañ ne nañ ko jagleel nappkat yi mais à 2 conditions benn bi mooy pour nga jënd ko il faut nga am permis de pêche da ngay doon nappkat ñaareel bi mooy il faut nga indi gaali bant parce que bugguñu yokk aussi parc
piroguiers yi bu fekkee ne dañoo bëgg a bàyyi 20 000 pirogues en bois ñoo yokk ci 20 000 pirogues en fibre de verre bu boobaa jën du fi desati donc ñaari conditions yooyu boo ko defee di nga am subvention maanaam dinañ la wàññil njëgu gaal bi nga xam ne moom mooy gaal fibre de verre donc comme ni ma la wax le 15 octobre à partir du 15 octobre incha allah képp ku ñëw Sirn remplir conditions yi ak waa DPM bañ firndeel ne. yow mi nappkat nga conditions yi lan la. dinañ la mooy nga doon nappkat xam nga pour nga doon chauffeur wala dara da ngay am permis nappkat aussi da ngay am permis du kum neex rek nga jóg ne nappkat la loolu am na ñu koy joxe ci biir état bi ñaareel bi mooy comme dañuy remplacer lañ wax donc il faut nga am gaal boo xam ne dañ ko immatriculer maanaam DPM reconnaître ne gaal bu ñu immatriculer la. boobu aussi nga indi kayit bi bu boobaa ñu mën a récupérer gaal bi ñu évaluer ko parce que ñun aussi am na ay fourchettes yu ñu teg yoo xam ne dinañ ko wàññi ci valeur bi nga xam ne moom ngay jëndee gaal en fibre de verre. ñaari modèle nag lañ def moom la CFAO def modèle lu 10 mètres ak modèle 8 mètres 50 donc pour wax ne yëf yi moom avancé na loolu côté napp la mais côté transport aussi parce que projet bi ñetti volet la volet pêche volet transport ak tourisme côté transport tey jii may wax ak yow. bu ngeen jëleen seen caméra dem Ngor di ngeen gis ne li ñuy bëgg bañoon mu am fii Île de Madeleine ñun commencé nañ ko Ngor boo demee di nga fa gis benn embarcation de 22 places boo xam ne depuis le 2 septembre mu ngi daw diggante Ngor ak Île de Ngor boo xam ne ticket yi sax indaale naa xam naa dinaa leen jox benn ticket ngeen gis ne liñ ci def mooy port du gilet obligatoire te fi mu ne nii boo demee mu ngay liggéey chaque jour. non ticket moom directeur baax na ndax fi mu toll nii jëlum gaal moom nit ñi seen xel da cee tey lool. waaye gaal yi nga xam ne mooy yi ñu def moom. waaw yi ma la woon wax noonu gaal en fibre de verre la bu am toutes les conditions requises de sécurité. donc de 22 places loolu xanaa du gaal yooyu taw ak géej gu yëngu mënulu ko dara. non xam nga maanaam sécurité moom. ensemble la du gaal daf ci am solo parce que gaalu bant bu dalee par exemple ci xeer day li tubaab di wax désintégré wu day tas alors que gaali fibre de verre bu ci dalee du tas donc loolu wane na ne kon gaali fibre de verre am na lu muy jouer ci sécurité bi mais xam nga accident mën na am ci yeneen condition mais beneen élément de sécurité bi mooy nga sol gilet de sauvetage loolu ñaareel bi la ñetteel bi mooy pour aar sa bopp bu météo ne tey géej gi dafay yëngatu li gën mooy nga toog bañ a dem donc ensemble yooyu moom mooy tax sécurité am mais sécurité nekkul ne qualité gaal bi rek moo koy indi donc ñun moom en tout cas suñu gaal dañuy fexe ba déjà am na ñu ngi produire yeneen benn boobu lañ commencé d'ici le 15 novembre dinañ commencé à peut-être sax Île de Madeleine ak à l'intérieur du pays parce que am na 15 unités yoo xam ne presque pare na li ci des mooy installer fauteuil yi ak affaire yooyu donc yooyu bu paree dinañ ko yóbbu fi nga xam ne foofu la ñu madame le ministre waxoon ñu dem def CRD muy région Fatick région Ziguinchor ak région Saint-Louis fu ci nekk. dinañ fa yóbbu ay gaal ñu commencé di circuler ñun na duñ dem rek imposé wu tey boo demee gaal bi daw Ngor di nga gis ne dañu def partenariat ak GIE bi ñu fa fekk nga xam ne moo doon assurer transport bi ak gaal yu bant yi. ñoom nee nañ ñu nga fa depuis 1925 donc boo demee di nga gis ne ci gaal bi liñ ci bind mooy partenariat Sirn GIE Seck et Frères kon ñun dañuy ñëw ak ñi fa dëkk ñu waxtaan ak ñoom ànd ak ñoom def liggéey bi ba pare won leen li nga xam ne loolu la état bëgg mooy ñu jaaral affaire bi ci yoon mu am sécurité. ci wàllu cosaan ak aada am na ay nappkat yoo xam ni gaal yi ngeen ni moom ngeen di defar ñoom bëgguñu ko yett la ñu bëgg sóob ko ci géej gi dem nappi. waaw. mooy li amoon ci njaga njaay yi rek ak car rapide yeeg yooyu maanaam loo indi dina am ñu ko bëgg am na ñu ko bëggul mais xam nga comme ñun amaguñu prétention maanaam fi mu toll nii mën a guñoo wecci 20 junne gaal yi fi am xam naa ne lu mu tuuti fii ba déwén xam naa li ñuy def sax du mat junne du ñàkk ñoo xam ne moom intéressé na leen ñoom bu boobaa ñu jaay leen ko ñu dem mais yëf yi du forcé yëf yi moom du forcé dañuy liggéey pour améliorer situation bi yaakaar naa ne li gën nag mooy nit ñi ànd ceeg ñun en tout cas ñun li ñu waroon def nañ ko mooy bañ ko tàmbalee muy études yi dañ cee boole nappkat yi boole ci kilifa yi nekk ci mbiru gaal yëpp bañ koy inaugurer
ak ñoom la bañ defee ay prototype ñu dem fu ne ci Sénégal essayé ko fa ñoom ñu ngi ci woon tey aussi buñ koy jaay ñoom lañ koy jaay wala ñoom lañ ciy jàppale kon nag en tout cas boole nañ leen ci léegi nag wax dëgg yàlla ku mu neex nga jënd ci ku mu neexul aussi nga garder sa gaal. bu ñu delsee ci accident bi am ci boori Ndakaaru fii ba ñeent nit faatu ci wetu Île la Madeleine dafa mel ni bayal da cee am ndax responsabilité bi moom à 100% état Sénégal la ndax gaal googu këpp gaaluk nguur gi la ministère environnement li ñuy wax waa parcs nationaux yi ñoom ñooy organiser transport yooyu le est-ce que natt ngeen garaawaayu lu ni mel nguur gi yëpp ay nit ci anam yu jaaduwul cib gaal ba lii am ci. loolu li ma ci mën a wax mooy man duma enquêteur man xaw ma nu yëf yi demee li ma ci mën a wax daal mooy liir naa ne am na enquête administrative boo xam ne dinañ ko def donc enquête boobu moom mooy génnee ji lan moo ci am naka la demee bu boobaa ñi ci war a jël ay matuwaay dinañ ko jël. buñ jëlsee ci gaal yi nga xam ni SIRN di bànqaasu nguur googu nga jiite te yittewoo chantier yu jëm ci wàllu defarum gaal ak ñoom seen yaa ngi tudd volet transport bi waaye yàlla mooy de sutura rek mais li xew ci îlu Sénégal yi rawatina île du Saloum anam ya nit ñi di jógee île dem ci beneen île amoon na sax musiba bu fi amoon ca Bettenty ñaar fukki soxna ak benn wala ñaar faatu woon ci est-ce que natt ngeen itam ni loola garaawee gaal yi nit ñi di jël ci île du Saloum ak yeneen bërëb yoo xam ni dex la te ñu war faa dem natt ngeen ni danger bi mel ci loolee ñuy dugg di xeetu gaal yoo xam ni moom bu wengee rek lambay ñaaw. waaw natt nañ ko bu baax parce que man miy wax ak yow wax naa la ko sànq madame le ministre yónni woon na ma dem def ay CRD ba ma demee laa gën a natt sax ni nga xam jafe-jafe yi nga xam ne ci loolu nit ñi nekk. mais balaa boobu man ci sama bopp dem naa île du Saloum def fa tournée def fa juróom-ñetti waxtu ci gaal yi di dugg ci dëkk yi di génn pour itam natt li nga xam ne moom mooy jafe-jafe ci wàllu dem beeg dikk bi waaye loolu yëpp nag yàlla def na état du Sénégal toogul seetaan donc lii ma la fi wax yëpp def nañ ko pour une solution xam nga lii bon ci dëkk mooy ñu ne lii am na jafe-jafe lii jafe-jafe la waaye kenn jéemu ci dara mais tey jii may wax ak yow. usine taxaw na partenaires yi fu nekk la ñuy jógee di ñëw waaw xam nga maanaam innovation dafa neex tey dañoo jël suñu moomel bi ma demee Basul xaw ma ñu may wax sax turi gaal bu njëkk ba Simbong noonu la tuddoon ñu suñu maam yi nekk ci di kër yi ba heure bi ñu jël ko moderniser ko ba SIRN sax am ci brevet d'invention ba SIRN am ci ay trophées yu dul jeex loolu intéressé na ñëpp ba Toyota bi nga xam ne moom mooy numéro 1 mondial ci oto ñëw ne léegi Sénégal dama bëgg ngeen nekk leader en Afrique président de la République recevoir PDG Toyota maa nga fa woon ñu waxtaan wane ne ñoom dinañ jàpp pour affaire yi jëm kanam avec l'appui technique de Yamaha bi nga xam ne moom deful moteur rek moom mooy premier producteur japonais d'embarcation en fibre de verre état japonais JICA ñëw toogal ko ñu ne kon loolu yëpp ñooñu ñëpp dañuy ñëw ànd ak nguuri Sénégal pour taxawal fi usine boo xam ne dina mën a régler problème yi kon jafe-jafe yi am na mais li neex mooy jafe-jafe yooyu nguur gi gëmu ci bëtam nguur gaa ngi ci taxaw ba lii ma la wax am na fi ba tey production bi démarré na tey boo demoon usine ba Wakaam di nga gis ne yu bari produire nañ leen ñu ngi leen teg foofu procédure bi lañ nekk pour commencer commercialisation. sans dépend nag ci njëg li itam ndax xëy na nappkat yi am na lu ñuy am ci napp mi waaye ku yor gaalam di def transport ci diggante ay île fu ci mel ni île du Saloum est-ce que kooku la ngeen di jaayee gaal yi mën na koo jënd lu gaal yi jar sax faf. waaw xam nga gaali bant ak gaalu fibre de verre boo jëlee à peu près ñu bokk dimension dafa am lu leen wutale tey boo jëlee gaali bant nga ñoom ñaar ñuy daw 60 kilomètres à peu près nga di leen dawloo 20 kilomètres heure gaali bant bi fu muy consommer 25 litres de carburant gaali fibre de verre bi mu ngi fay consommer à peu près 17 litres de carburant donc ci benn voyage di nga ci économiser 8 litres de carburant loolu moom mooy côté carburant
côté entretien ñëwagul leneen ñëwagul beneen aspect bi am solo mooy durée de vie tey yow boo jëndee gaalu fibre de verre mën na durer 25 ans ci période boobu di nga jënd juróomi gaali bant yoo xam ne boo bëggee mu dox normalement donc loolu moom mooy différence bi ba tax na mais loolu il faut mu am impact nag ci coût bi mais impact bi itam niñ ko fooge demewul noonu tey suñu gaal yi ma lay wax nii bi bu 8,50 m bi ñun liñ koy jaayee du passé 6 millions gaal bi nga xam ne moom mooy 10 mètres liñ koy jaayee du passé 8 millions donc wax dëgg yàlla ci gaal boo xam ne mën a def ak yow lu ëpp ñaar fukki at gaal boo xam ne voyage boo def yow par rapport ak gaali bant bi di nga gagné 125 000 francs en économie je crois que loolu jar na ko parce que àddina mooy dox nag àddina mooy dox matériaux yi du benn xam nga ne usine boo def investissement def ci sa xaalis def ci yeneeni mbir recruter ay nit je crois que loolu am na solo boo koy jaay itam nga jaay ko ci anam yoo xam ne dina am loo ci am mais aussi population yi gis ci seen bopp parce que li ma lay wax nii c'est accessible ñiy jënd transport di def transport en commun yëpp yaakaaruma ne am na ku ciy jënd oto bu baax bu jarul 6 millions kon loolu aussi moom moo nekk ci gaal boo xam ne dañ koy defar aménager ko def ci gilet de sauvetage ak yëpp je crois que loolu jar na ko. est-ce que itam jarul gën a yaatal waxtaan wi ngir gën a mën a ñaax ñi ngeen war a ñaax toog rek di defari gaal teg ko ne kaay leen jënd te sensibiliser woo ñi nga xam ne ñoom la yitteel xëy na information yi nga jox nii am na ñuy jëfandikoo gaal am gaal te amuñu ko. waaw xam nga nag mooy li ma wax sànq rek ñun li ñu mën mooy xam nga borom gaal yi dañu organiser wu état dimbale leen ñoom ñëpp dañoo am CLPA tey barke démb bi accident bi di am ngoon si ñun ñu ngi woon fii Soumbédioune ak madame le ministre responsable CLPA ñoom Assane Diop ñu ngi fi woon waa Yoff Ablaye Seck ñu ngi fi woon kon ñoom ñëpp amul benn CLPA ci Sénégal boo xam ne yëguloo projet bi xamoo nu mu demee donc xëy na li desoon mooy problème mu coût bi te coût bi wax naa leen ko te wax leen ne nag coût boobu encore une fois dinañ ci appliquer sax benn rabais dinañ ci appliquer moo tax ma ne coût boobu ñun duñ ko romb ça veut dire que tey boo indee sa gaal yi bant dinañ ko wàññiwaat donc wax dëgg yàlla nappkat yi moom xaw ma ban secteur lañ jàppalewul mais li fi état def ci investissement li ma fi wax ci gilet de sauvetage yi wax ko ci moteur yi ak li ñuy dugg ci gaal yi yaakaar naa ne ñoom xam nañ ne wax dëgg yàlla ñu ngi jàpp ci seen secteur bu baax at loolu nag dañ ko war a def parce que secteur boo xam ne moom mooy il y a 2 ans moo doon premier secteur d'exportation en 2018 avec près de 250 milliards de francs CFA loolu aussi baax na effectivement état di leen bàyyi xel te ñu ngi leen di bàyyi xel bu baax a baax. yéen a ngi defal ay gaal yu mucc ayib mbaa ñi taamoo dem Barça wala Barsàq duñ ni gaal yi moom baax na mën nañ cee yegg Espagne mbaa yéen a ngi sóoraale loolu nit jënd gaal rek jaaree fa immigration clandestine ndax gaal yi comme ne ngeen baax na. waaw xam nga état ku ci ne da nga am cër buñ la dënk ñun daal cër biñ ñu dënk mooy defal gaal yu baax ba accident yi wàññeeku. économie bi gën a baax nit ñi mën di dem fu sori di nappi parce que jën léegi jegeetul yombatul ba daal nit ñi am emploi tey par exemple li ma lay wax ni suñu gaal bi nekk Ngor on a recruté 4 personnes 15 gaal yi bu ci ne dinañ recruter 2 conducteurs ak 2 receveurs muy fois 15 muy 60 personnes donc ñu ngi créer emploi donc ñun loolu mooy suñu cër ñi nga xam ne nag seen cër mooy surveiller wala xool ba kenn war a yegg fenn fi ñooñu moom dinañ leen bàyyee ñu def seen liggéey. jërëjëf Samba Ndiaye directeur CIRN.